asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës. ak conseil économique social et environnemental mujjul am jokkalante ay lenge diggante Mimi Touré ak Idrissa Seck ndax Idrissa Seck teewu fa woon kooku nag nga xam ni moom moo di Aminata Touré mi nga xam ni moo fa bàyyeekoo def na déclaration bu nga xam ni daal xamle na ni moom liggéey ba mu fa def bilan bi bilan bu baax la waaye nag ci ay cant ak ngërëm yi mu ñeel yenn nit ñi tudd ci benn yoon son excellence le président de la république Macky Sall waaye nag àdduna jëmale ci mbirum immigration clandestine ak lu ni mel incha allah dinañ ko gën a yaatal ci biir xibaar yi. ànd jëf PADS bu Mamadou Diop Decroix daal di waa addu jëmale ci li nga xam ni moom moo di actualité bi leen liñ ci ràññee nag ñoom jàpp nañ ni tabb gi ñu tabb Idrissa Seck ci bopp conseil économique social et environnemental ak décision yu bari yu ni mel yu nga xam ne président de la république jël na ko yooyu yëpp rek am combine la bu jëm ci wàllu politique waaye nekkul lu nga xam ne lu jàmp la li gën a jàmp fi mu toll nii mooy wax ci maanaam mbirum mbëkk mi ak yi tamit wax ci mbirum civisme ak lu ni mel. fële ca États-Unis d'Amérique Donald Trump daanaka ñàkk na nguur gi ndaxte ki nga xam ni moo di Joe Biden moo ko jiitoo lu bari rawatina ci diwaan yu nga xam ni Géorgie ak Pennsylvanie te yooyu nag ku ko gañe mën ngaa jàpp ni yow yaay jël élection yi li nga xam ne nag moom la Donald Trump di wax ni daal am na ay njuuj njaaj ci wàllu élection yi ki nga xam ne mooy Dame Babou du journaliste international bu nekk foofee ca États-Unis nee na loolu moom ay waxiku daanu ci saret la ndax nekkul lu mën a nekk kon nag mën nañoo jàpp ni ci waxtu wii di ñëw boo moytuwul Donald Trump dina ñàkk nguur gi. bisimila ni ñu leen ko waxee woon ci ponk yi kii di Aminata Touré di Mimi Touré ak Idrissa Seck lii di passation de service mujj ca am jokkalante ay lenge li ko waral nag moom moo di kii di Idrissa Seck teewu fa waaye kii di Mimi Touré moom def na déclaration daal di xamle ni nag li mu liggéey ci bopp conseil économique social et environnemental mën nañ ci ni duut baaraam te bilan bi bilan bu baax la waaye nag ci cant yeeg ngërëm yi ñeel ñi nga xam ni yëpp jàppale nañ ko boolewu ci son excellence le président de la république Macky Sall li mu àddu jëmale mooy ci mbirum immigration clandestine ak i tamit lu jëm ci civisme maanaam nekkinu doomu aadama yi ci biir réew mi nee na nag fii ak jamono yu néew dina daal di jàkkaarloo ak askan bi ngir wax leen ci ëllëgi politique am Mame Abdou Guèye Kassé mu taxaw ci hall bu CSE Aminata Touré di présidente sortante institution bi lee daal di nay gërëm ñi nga xam ne ñoom la doon liggéeyal naka noonee tamit personnel bi yëpp wante moom mi lee yëkkatiwul benn kàddu daal di koy jagleel ki nga xam ne moom mooy njiitum réew mi wala ki nga xam ne sax moom moo ko wuutu ci bopp kuréel gi lee Aminata Touré di xamle ni nag su lu yàggul dara dina génn wax lu jëm ci ëllëgëm ci wàllum politique. ku ci ne bën ngaa laaj question politique waaye daf dul béréb ndax république dañ koy séparer ak politique man loolu laa xam fii du ma wax politique fii ci béréb bi nga xam ne mooy conseil économique et social waaye ni ngeen ma xamee xam ngeen ne Aminata Touré dina wax ak yéen ci politique incha allah ci diir bu gàtt. ci déclaration bi nag moom daal dinay ñëwaat ci mbëkk mi nga xam ni jamono ji lu muy faat ci ndaw dafa bëri lool ki fi nekkoon njiitum jëwriñ ñi lu muy sàkku rek mooy ñu daal di gunge ndaw ñi rax ci dolli daal di leen di jàppale bu baax a baax. jàppale sunu ndaw ñi. kooku bëggoon naa profiter ci occasion bi wax ko ndax am na loo xam ne lii ñun ñëpp tiis la ci ñun en tant que yaay en tant que responsable sunu xale yi nga xam ne ñooy ñu koy waxee mbëkk gaal gi. kañ suñu jeunes yi liggéey ak la jeunesse wax leen ne l'avenir leur avenir est ici au Sénégal leur avenir est ici en Afrique wax leen ne duñ leen mën a musa sori. toujours dinañ ànd ak ñoom expérience bu ndaw bi nga xam ne am nañu ko ñu partagé ko ak ñoom mobiliser leen ba nga xam ne bii dinañu tekki fii ci seen réew. Aminata Touré ku ko wutu ci bopp conseil économique social et environnemental moom mooy patron wu réew mi di Idrissa Seck ñoom ñaar ñii nag topp ñu li nga xam ni moom mooy tradition bi ndaxte defuñu lii di passation de service.
ànd jëf PADS bu Mamadou Diop Decroix daal dinay àddu ci actualité politique bi daal di waxi tamit ci duggug Idrissa Seck ñuy tànn ko ca bopp conseil économique social et environnemental moom Mamadou Diop Decroix ak waa ànd jëf PADS jàpp nañ ni loolu du lenn lu dul combine ci wàllu politique ndaxte loolu amul fenn fu mu tegee te bokkul yi tamit ci priorité yi nga xam ne tey jii gouvernement Macky Sall war nañ ko mën a doxal mi ngi naa ñaan nag ñi nga xam ne ñoo di population bi ak tamit opposition bi ñu taxaw jonn ngir rek mën a jàmmarloo ak li nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. Boubacar Dieng Souleymane Bayenga. Mamadou Diop Decroix mi ngi doore ay kàddoom ci joxe xalaatam ci tabb gi ñu tabb Idrissa Seck ci conseil économique social et environnemental boobule tabb ak yeneen ñu bari sax Diop Decroix jàpp ni doonul loo xam ni moo gën a jàmp fi mu toll nii. président Macky Sall li nga xam ne waroon na ko mën a tere nelaw mooy itam xiif bi am ci réew mi ren nawet bi tane na alhamdulilah waaye saa yu nawet bi tanewut rek xiif daal di dugg ci réew mi ak li ñu naa malnutrition parce que nit ki mën naa bañ a xiif waaye ba noppi itam du wér ndax la muy lekk baaxut donc yooyu yëpp mi ngi ci te waroon naa mën a tere nelaw président bi réew moo xam ne mii mbay ak ni mu amee solo ren ji bu ñu seetee alal ji meññ ci réew mi at ba at ma dellu si bu dee téeméer mbay mi ngi ci fukk waaw ma li ci mbay mi di peese fukk la lu ci bare ca alal joojee day génnaat am na réew yoo xam ne ci Afrique poids bi mbay mi am diisaay bi mbay mi am ci alal ji yokku téeméer boo jël nekk na fanweer mbaa ñeent fukk bàllu ko ëpp. ci wàllum jafe-jafe jamono ji nag Diop Decroix di woo ñëpp ngir ñu boole seeni doole yi. problème yi nu jànkoonteel li fekk takkunu sunu ndigg ndangoo sonn pour régler problème yi du lijjantiku ba ilaa yow mi diin il faut nu xam ko te waxante ko ci sunu biir waaye nag yaakaar dañuy toog ci grand place yi tegale suñuy tànk di naan ataaya di dal ci kaw Macky Sall ci làmmeñ dina ko lijjanti déedéet. ànd jëf PADS di sàkku itam ci ku jëkk politique gi suñu booloo doon benn ngir gën a mën a am doole ci mbirum élection yi. opposition bi nag tey la waalo gën a aay wax naa leen ko peuple bi moo doyal kon opposition bi dafa war a organiser continuer gën a dëgëral ak nekkam ci wetu askanu Sénégal mais en même temps ñu lëngoo bu dëgër ci jafe-jafe yi nga xam ne mën naa am ci mbirum élection ak ci mbirum liberté. Mamadou Diop Decroix jeexale ay kàddoom ci joxe xalaatam ci li ñu wax ni lii di conclusion dialogue national bi moo indi yenn coppite yi ci nguur gi moom mi le sax jàpp na ni coppite yooyu amul benn yoon bu mu laaleeg conclusion dialogue national bi. jëwriñ ju bees ji di Omar Sarr te ñu dénk ko mine ak géologie moom nag kii di Sophie Gladima Siby moom mu fa wuutu jox na ko lenge yi wala boog Sophie Gladima rek moom nag Omar Sarr daal dina cay profito ngir wax lan moo waral partem daal di nangoo dugg ci gouvernement bi. Babacar Seck moo ñu fa teewaloon. ci jotaay bu amul benn xumbute la joxontey lenge te ministère mine ak géologie amee Sophie Gladima bi jóge ci ministère ba mu ngi jëmale ay kàddoom ci jàmm ji nga xam ni dafa war a sax ci réew mi dolli ci di rafetlu bokk Omar Sarr ci gouvernement bu bees bi. mais di gërëm tamit ministre bi si oyofaayam ndaxte ba ñu nekkee table de ministre ba ma nekkee ministre des télécoms vraiment seen jigéen laa woon mais dañ ma uufoon nee naa ko nag ni ma uufee woon man tam na ma continuer uufee noonu di ma parce que xam naa ne man na ma xelal si fa may jëm ndaxte xam na si lu bari
ndaxte ay xaritam yu bari fa la ñu nekk mu boole ma xaritam yooyu mais man tam lépp la nga xam ne am naa ko fi xam naa ko fii bu mu hésité sama bunt sama vraiment xalaat lépp lu ma ko si mën a jàppale dinañ ko jàppale ndax dañ koy gërëm di sant ndaxte li mu nangul président de la république tey dañ ko siy gërëm di sant di ñaan yàlla jàmm boobu law ba wasaaroo fépp. Omar Sarr di ministre bu bees mine ak géologie xamle na ni bu parteem bokkee ci gouvernement bi dafa fekk ne réew mi dafa soxla dal ak booloo. di leen wax ni aussi lu nu président de la république sant xam nañ ko bu baax parce que ñun ñoo ngi bokk si ñu yaakaar ni Sénégal dafa gën a war a nekk benn ku nekk mën nga am sa xalaat mën nga am sa gis-gis mais Sénégal benn la il faut que ñu dooleel ko. Parce que lii xew ci bitim réew lii xew ci réew yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci à côté du Sénégal rek war na ci frontière du Sénégal war na tax ñu gën a xoolaat suñu bopp ñu gën a defaruwaat pour téye suñu réew fexe bay développer beneen politique ba nga xam ne dana tax Sénégal yëpp ci seen bopp xam seen réew gën a jàpp seen réew. ñaari ministre yi nga xam ni ci poste yi nekk lu bees la ci ñoom xamle na ni dinañu jublu ci liggéey bi ci ni mu gën a gaawee ngir matal yaakaar bi nga xam ni njiitum réew mi teg na ko ci ñoom. ministre Mamadou Talla ñu joxaat ko lu jëm ci njàng meek njàngale mi askan wi ñu ci bari daal di koy rafetlu waaye nag ñu koy ñaan mu gën a jàppale élèves yi ndaxte li nga xam ne moo di njàng mi lu ci bari nag lii di coronavirus bi daal di na koy lompañal ba tax na élèves yi soxla nañu ku leen dimbali jàppale leen gunge leen waaye tamit ñi ngi ñaan kii di ministre Mamadou Talla mu daal di gën a jokkoo ak syndicat enseignants yi ngir juboo bañ caa am ba njàng meek njàngale mi amuk dal. Aminata Ba Moussa Fall. ci école bi ci Yoff directeur bi nag di rafetlu bu baax jéego gi nga xamante ne ñu tekk ci wàllub jàng mekk njàngale bi ñu ngi koy def mu jàpp ne sax bu ñu soppi woon ab ministre du doon lu jaar yoon. gis naa ne loolu lu baax la parce que suñ ko fa dindoon ki fay ñëw le temps que muy imprégné tant que muy xam dossier yi dafay jël temps et puis ñun amuñu temps. moom xam na affaire yi ba pare donc su ko fa dindee dafay indi rupture te ki fay ñëw le temps bi muy jël pour xam dossier yi du arranger école. ginnaaw Yoff fii ci Médina waajuru ndongo bi ñu dajee ak moom muy sàkku ci jëwriñ bi yore wàllub njàng mekk njàngale mi mu gën a def ay jéego ngir dimbali leen. waaw ñun sax ñun parents élèves yi loolu lëndëm na suñu xel ndax kii war a jàng am xam-xam toog juróom-ñetti weer jàngul. amuñu benn solution bu ñu mën a jox de plus encore ñu nit ñi nga xam ne bi suñu doom ay privé la ñu nekk mu neex mu naqari dañoo fay loolu tamit lëndëm na suñu xel te moom it waroon nañu mën teg ci base ba nga xam ne bi ñun parents d'élèves bi suñuy doom dañu am confiance pour dugal ko ci école Sénégal mu jàng loolu suñu sago daal li ñu bëgg yàlla Macky Sall teg na ko fi na góorgóorlu lii weesu ci ginnaawam mu fexe nu mu ko réparé ba mu rafet. beneen waajuru ndongo di woo Mamadou Talla ngir mu jiital waxtaan diggante mag jàngalekat yi. mu jubóog enseignants yi mu jubóog enseignants yi parce que ministre bi su jubóog enseignants yi ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp donc ñun li ñu am mooy peut-être le niveau est trop bas ci enseignement bi donc te enseignants yi ñu ngi def effort donc li ñu bëgg rek mooy accord yi nga xam ni moom la ñu seq ak syndicat enseignants yi ñu respecté ko pour ñun ñi nga xam ne ay borom kër lañu ay góorgóorlu. donc pour suñu doom mën a jàng dans de très bonnes conditions. ay fan rek desandi ngir élèves yi delluwaat ci école yi waajuru ndongo ñu dajeel nag di ñaan rek jëwriñ bi yore wàllub njàng mekk njàngale mi mu daal di leen di taxaw bu baax ba année scolaire bi mën a jaar yoon. ñu àddu jëmale ci leneen ñii di groupement national des sapeurs pompiers ñoom nag daloon nañu ay motard loolu yi nag day gën a yombal seenub liggéey ngir bu ñuy wallu askan wi mu mën a gaaw ba képp ku nga xamante ni nekk nga ci ay jafe-jafe ñu mën laa sowe loolu yi nag nekk la lu nga xamante ni coppite bu am solo la ci liggéeyu sapeur pompier Awa Diop Moussa Fall. suba tey bi ci caserne bu sapeur pompier yu Malick Sy ci xolu Ndakaaru suba gundurook yeneen suba yi la regroupement des troupes xoolaat matériel yi ak yeneen i réglage lañu fi nemmeeku bu yàggul dara caserne bi daldi nay dalal ay moto yu dernière génération yu ñu équipé ngir mën a wàllu askan wi fu nu mënti nekk. waaw dafa nekk d'abord ay moto yoo xamante ni dernière génération la moto bi nag boo ko gisee dafa am ñaari secouristes yu nga xamante ni ñoom ñoo ciy war
muy ki nga xamante ni moom moo koy dawal muy sapeur pompier d'abord ki nga xamante ni tamit infirmier la moom tamit di un sapeur pompier avant tout. léegi bu ngeen gisee li nga xamante ni moom moo ci jëm ci wàllu jumtuwaay infirmier bi ci boppam am na trousse de secours bu muy njëkk boot. teewul ci ginnaaw moto bi am na beneen mallette boo xamante ni trousse d'urgence la bu nga xamante ni lépp lu mu soxla ci jumtuwaay bu demee ci intervention ki nga xamante ni moom moo amee lor dina ko ci mën a apporter dara. teewul ci ginnaaw tamit am nañ li ñuy wax ñaari extincteur yoo xamante ni tey bu ñu amoon benn lakk buy commencer li ci ëpp ci wàllu lu jëm ci véhicule wala donc oto yi nga xamante ni ñoo nekk ci circulation bi extincteur yooyu noonu la ñuy utiliser pour fay lakk bi commencer en attendant oto yu mag yi di ñëw. moto yi ni mel dafa ñëw nag ngir jàmmarloog jafe-jafe bu gën a mag bu ñuy daj ci seen mission bés bu set di embouteillage yi ngir mën a wàllu doomu aadama yi. umpale wu leen ni li gën a sooxeel suñu liggéey ñun sapeur pompier bu ñuy dem intervention mooy embouteillage yu doy waar yi nga xamante ni dañuy taseeg moom ci kaw tali bi ba tax na boobu ba léegi suñu kilifa yi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñu njabootee noppi wuñu di xalaat ci loolu ba tey tax. ñu ñëw ba mettre en place li nga xamante ni tey moom mooy benn unité d'élément léger d'intervention rapide mu nekk jumtuwaay yoo xamante ni ay moto la yoo xamante ni dina tax fépp foo xamante ni oto mënu fa gaaw a jaar jàll ñoom dinañ mën a gaaw a jaar jàll. waaye du sapeur bu nekk moo mën a dawal yile moto ngir lu ni mel taxawal nañu ab unité spéciale ngir mën a dawal yile moto. dëgg la ñëpp ay sapeur pompier lañ mais ñii tey dañ leen jël tàggat leen à part. exclusivement pour métier bu mel nii donc tey ñu ngi profiter ci occasion bi ci turu général de brigade Mor Seck pour jërëjëfal bu baax a baax la gendarmerie nationale ñoom ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñu tàggatal suñu njaboot yi ba tey bu dul woon ñoom lii unité bi doon tey mën nañ ni tey du ko doon. gannaaw oto yi nga xam ni ñooy ñëw ci ay intervention yu sapeur pompier yi bés bu set moto yile daañu leen déployer ci bërëb yi ñu duppee zone endémique bu suba jotee ba ngoon ngir mën a di wuyu ci wuyu bi gën a gaaw wooteeg wàllu bu askan wi di seen mission bés bu set soowe ay bakkan. jërëjëf Awa Diop dañuy daal di dem ba Diourbel ñoom nag dalal nañu mission ONFP di kuréel gu nga xam ni moom la ñu dénk lu jëm ci tàggat ndaw ñi ngir ñu am ab liggéey ñoom nag ki nga xam ni mooy directeur technique ba xamle na ni daal li gën a jàmp fi mu toll nii mooy wutal ndaw ñi am métier waaye tamit encadré leen ba duñu soxla di dem Barça mbaa Barsàq ñu déglu Ousmane Sène conseiller technique directeur général bu ONFP ci micro Gora Ndaglo. mbëkk bi soo ko seetloo ba seetlu ñi fay nekk di fa dem soo ko xoolee amuñu qualification bi permettre ñu mën a dem liggéey ndax suñu amoon qualification defe naa nañ dinañ jaar si waa normal ñu ne xale yi nag soo leen buggee téye il faut nga jox leen qualification boobu tam il faut mu méngoog ñoom li ñu bëgg ak li ñu mën loolu nag la titre bi di jëriñ ndax soo ko joxee rek fu mu dem di wut liggéey dinañ xam ne kii mën na liggéey moom si boppam suy liggéeyal boppam di si tedd aussi dina xam ne kat lii may liggéey am na njëriñ parce que xam-xam a ko lal donc loolu la ñun daal am nañ xalaat ne am nañ pàcc bu rëy bu ñu war a jouer si affaire mbëkk bi li tax sax mu gën ñoo neex mooy ministère bi léegi dafa tudd ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'insertion moom mooy vraiment nit ki soo ko tàggatee ba pare nga gunge ko jàppale ko ba mu am fu mu téye ndax fi mu téye mën na nekk fu ñu koy jël di ko fay weer waaye fi mu téye itam mën na nekk foo xam ne moom si boppam gunge nga ko ba mu mën a demal boppam donc loolu daal dañu xalaat ne ONFP am na ko lu mu mën a xeex si mbëkk bi. direction action sociale ma nga woon ca Tëngéej ña nga xam ne ñoo leen fa dalal nag mooy kuréel gi nga xamante ni ñoom ñooy wéy jur ak xaritu xale yi nga xam ni dañoo am jafe-jafe ñu tudde leen enfant inapte yu Tëngéej ca wàllu liggéey ba nag ginnaaw ba nga xamante ni def nañ ko xam ne nañ ñu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari xale inscrire nañu leen ba nga xam ni dinañu mën a def seenum njàng waaye tamit ñu wutal leen carte bi ñu tuddee carte égalité des chances ngir kay tamit ñu mën a rek bokk ci li nga xam ne moo di société bi. Aram Top Sène ñu déglu ko ci micro Babacar Seck. fii à peu près ci benn lim boo xam ne am na téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar xale yu nga xam ne nekk nañ déjà ci ay école yu nekk fii soit mu nekk école spéciale wala mu nekk école inclusive xale yooyu ak ñeneen ñu nga xam ne mën nañ ci dolleeku parce que
ñoom ci seen xayma ñu ngi ci ànd ak service statistique agence bi pour mën a xayma xale yëpp yu nga xam ne laaj nañ jàppale ñun li ñu leen wax rek mooy nañ leen inscrire ci carte d'égalité des chances bi te incha allah nañ ñu indi listu xale yooyu dinañ leen enrôler rapidement ñu am seen carte d'égalité de chance mais également dimbale leen ñu am ci service yi nga xam ne mooy avantage yi nga xam ne moom moo liéwu ci carte bi muy notamment bourse sécurité familiale muy également mutuelle de santé yi muy également transport muy tamit lépp lu nga xam ne nekk na avantage nekk ci biir carte bi muy emploi ak yëpp xam naa xale yi tollooguñu fu ñuy liggéeyee mais tamit lu nga xam ne dafa jaar a préparé la ndax récemment rek yaa ngi dégg handicapé yi di génn di wax ci loi d'orientation sociale boobu pour que ñu gën ko jëmmal donc ci jëmmal bi ñun dinañ ci ànd ak ñoom pour jàppale leen ci lépp lu nga xam ne daal direction générale action sociale xam-xamam màcc na ci côté boobu. nu ñuy def ba soppar ñi li ñu tuddee secteur informel di ñu nga xam ne ñoom ñoo yor seen liggéeyu bopp laaj boobu la ñu samp ci matinalu i-radio ci suba ki nga xam ne nag mooy El Hadji Muniru Ndiaye nee na soppar ñi kenn waxu ko waaye daal di jekkalaat seenu toogaay gën leen a organiser loolu moom moo ëpp solo bu ko defee secteur informel bi tamit état jàppale leen ba seen liggéey mën a yéwén El Hadji Muniru Ndiaye nekk ku nga xamante ni xam-xamam màcc na jëm ci wàllu koom-koom ñu déglu ko ci micro Babacar Fall. nguur gi moom lépp lu mënta contrôler ci wàllum koom da koy tuddee informel donc contrôle bi nan lay demee bu ñu nee contrôle xëy na ñii liggéey ci informel dinañ ragal mais déedéet waruñoo ragal parce que bu ñu demee ba ci cëppaandoo ko ñoom ñoo ciy gagné bu nguur gi taxawee pour dimbali leen donc benn bi moom mooy que ne dinañ organiser ba la ñu war a fay ci impôt ñu fay ko parce que waruñu amal ak nit ñi aussi parce que mënoo yor sa activité informelle yor say oto yu daw di saxaaral nit ñi di yàq seen i tali ñu koy defaraat di tuur mbalit ba pare doo fay impôt donc loolu aussi conscience citoyenne la laaj pour ñu xam ne war nañ contribuer deuxièmement mooy beneen élément mooy état bi dañ di accompagner xam seeni problème parce que nit mënoo ñëw rek ne am naa problème bi te amoo këyit état bi di la gëm donc il faut que aussi boo nee man damaa perte état bi am këyit buy wane da ngaa perte su ko defee bu dee subvention wala dépense fiscale war na mën a am nga mën ci accéder donc je pense que bu ñu nee transformation mooy ñaari élément yooyu accompagner ñi nga xam ne dañ leen war a formaliser liñ ci mën a formaliser jox leen ay këyit ñu jox leen ci ñi nga xamante ne bi aussi fi ñu mën a àgg ak ñoom ñu àgg fa ak ñoom mais ñu organiser leen ba nga xamante ne bii li nguur gi di joxe ci àll par exemple ci marché public ak yooyu ñu mën ci accéder li fi xew nag muy immigration clandestine bi nga xam ne dafa yokk loolu situation la boo xam ne dafa aggravé wu mais lu fi nekkoon la parce que Sénégal ñëpp xam nañ ne état bi day créer ay lignes de financement ay DER ay fonds 6 fonds JIP FNP yooyu yëpp mu ngi fi woon mais xam nañ ne dafa am politique ci biir ba jeunes yu bëri duñ ci am accès kooku il faut que ñu reconnaître ko deuxièmement mooy munoo wax ay jeunes kaay ma financé la nga dem bay soble wala nga bay ceeb wala nga dem defar ay dàll wala nga defar yére ba pare nga bàyyi ay yére yu jógee Chine di fi dugg en masse bàyyi ceeb buy jóge Thaïlande bàyyi oignon buy jóge ay Espagne ak Hollande di ko jaay ci biir réew mi su ko defee dañuy na sax donc am na benn protection boo xam ne maanaam aar bu ñu war a def ci économie ba nga xam ne ku ñu jox financement wala jeune bu ci am activité nga mën a am activité. professeur Ousmane Adama Dia nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci tàggat ndaw ñi ca ministère de l'emploi et de la formation professionnelle moom nag mi ngi rafetlu li nga xamante ni nii rek dañoo jël lii di artisanat beral leen seen ministère bopp ndaxte secteur artisanat bokk na ci li nga xam ni war nañ cee mën a sukkandiku ngir lompar ñi li nga xam ni moo di koom-koomu réewum Sénégal professeur Ousmane Dia ak Babacar Fall. lu am solo la je pense que président de la République am na ñu mu déglu na artisans yi bu baax a baax bu ngeen xoolee artisans yi yuuxu nañu lu bëree bëri ne ñoom daal artisanat war nañ ko jox gën a jox gëdd ci Sénégal war nañ ko jox taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la daal di ko def ministère plein kooku artisans yi yuuxu nañu fu nekk wax nañ ko ñu bal ñu jël artisanat di ko boole ci yeneen secteur xam nga artisanat moom dañ ko doon pamti en fait dañ ko doon mel ni pamte day nekk tourisme nekk jeunesse nekk ministère de l'emploi mais bi président jëlee dogal remanier gouvernement am indi teg gouvernement bu bees dafa jël artisanat ak transformation secteur informel daal di ko def ministère plein loolu nag je pense que loolu yoon bu baax la parce que artisanat lu am solo la ci koom-koomu Sénégal boo jëlee presque 50% ci nga xam ne moom mooy indi koom-koom ci réew Sénégal artisanat la plus de 40% création emploi artisanat la donc artisanat lu am solo la entreprise 100 yi 97 yëpp ci artisanat lañ nekk
donc secteur bu am solo la bu am doole la boo xam ne war nañ ko jox gëddam moom le président def jël artisanat teg ko def ko ministère plein taftal ci maintenant transformation secteur informel parce que secteur informel il faut ñu defaraat ko il faut ñu xoolaat toogaay bi il faut ñu créer ko environnement boo xam ne moom méngoo ak ni muy doxee ak jamono ni muy doxee donc loolu je pense que ministère boobu lu war la lu am solo la te lu jaar yoon la. ñu àddu jëmale ci woppi coronavirus am ak tolluwaayam ci bésub àjjuma tey jii ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti test yu ñu amal juróom-ñett ñoo ci ñëw am doomu jàngoro ji am na ci ñaari cas contact am ci benn cas bu ñu importé ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am na juróomi cas yu nga xamante ni cas communautaire la ñu am nañu jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàll ñaar fukki nit ak benn wér nañu ba ñibbi seeni kër am na ci nag benn cas rek moom moo nekk ca Sowétas juróom fukk ak juróom ñoom ñoo nekk tey jii ba léegi ci lalu hôpital yi ràññeewuñu nag benn nit bu ci ñàkk bakkanam kon limub ñi ci ñàkk seen bakkan toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ba suñ jon yàllay tey ñu daal di àddu jëmale ci wote yi war a am ca États-Unis d'Amérique te ñuy xaar résultat yi ci bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xam ni journaliste bu xereñ la nekk ca États-Unis di doomi Sénégal di Dame Babou ki nga xam ni moo di Donald Trump mi ngi ci yoonu ñàkk élection yi ndaxte am na ñaari gox yu nga xam ni yu am solo la ñu am doole lool ci wote bi muy Géorgie ak Pennsylvanie te bu fekkee ni ñàkk na ko loolu moom mën nañu wax ni ñàkk na nguur gi waaye nag ki nga xam ni moo di Joe Biden fi mu toll nii mi ngi xaar rek ba léegi li nga xam ni moo di rek ndamam ki nga xam ni nag moom moo di Donald Trump mi ngi wax ni daal mbirum càcc am na ci waaye ci gis-gisu Dame Babou loolu mënta nekk ci wotey États-Unis ñu déglu ko. élection Amérique moom fi mu toll nii moom mën nañu jàpp ne Donald Trump moom ay mbiram jeex na ndaxte état yi nga xam ne sax ci lay yaakaaroon ngir mën a dellu si waat ci li nga xam ne moom la ko Joe Biden rawee benn bi nga xam ne moom la ci gënoon a yaakaar muy la Géorgie ki ko mujj a gagné ci ab démocrate mi ngi nekk Bill Clinton ci 1992 ba léegi te itam ci xarnu bi ñu nekk yépp ñetti démocrate ñoo ko fi mas a gagné te kenn ki rek moo ci dëkkul ci état yu sud yi ndaxte Bill Clinton moo ñoo ma dëkk loolu moo tax ñu ne mënoon na koo gagné ki nga xam ne mooy Jimmy Carter te mu gagné woon ko en 1976 moom mooy gouverneur état bi sax loolu kon bettul woon kenn crédit rek moo mas a jógee feneen ci Amérique dem ci sud bi gagné fa état bu mel ne Géorgie te fi mu nekk nii état boobu lañ doon xaar ndax bu dee fu muy jëm te ñëpp woon xam na ne fi mu nekk nii li fa mujj a jóge léegi Donald Trump Joe Biden moo ko faraw état bu mel ne Pennsylvanie nga xam ne moom bu ko Joe Biden gagné jarul woon sax muy soxla Géorgie jarul muy soxla Arizona wala Nevada te yooyu yëpp moo fa raw fi mu nekk nii Pennsylvanie rek doy na ko ndax ñaar fukki délégué la am te mi ngi soxla ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay délégué te dugal na ci poosam fi mu nekk nii ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett loolu kon moom mel na ne féete na boor ndaxte jàpp nañu ne bala moo yàgg ci heure yi di ñëw Pennsylvanie ak Georgie yëpp boo moytul dana nekk lu officiel loo xam ne gagné na ko Donald Trump nag li muy wax naan dañu bëgg a njuuj njaaj élection yi bettul ñu baree bari ndaxte ay semaine a ngi nii mu doon wax naan ñi nga xam ne dañuy ci poste bi la ñuy jaarale seen i wot dañu faa nar a jaare pour micmac pour sàcc sama victoire loolu nag tey lañ ko mës a gis Amérique lu demee noonu man ci lu ma fàttaliku ba ñu tàmbalee woote ci ñaari téeméeri at ak lu topp ba léegi fi mu nekk nii ñi nga xam ne ñoo wër Donald Trump ñu ngi koy digal naan ko génnal wax ne élection yi jeex na gagné nañ ma mais nee nañ du ko def déclaration bi mu def démb daan dañ may sàcc dafa bëgg a yëngal réew mi te loolu la bëgg a yaakaar ne ci lay continuer ba léegi waaye daal li ñu mën a jàpp moom bu dee kuy ëppale kan moo nar a gagné élection yi moom fi mu ne mënees naa wax ci te bañ cee ragal mu deñ mooy ne Biden daal la ñu séenu na mooy nekk président wu Amérique fi mu nekk. jërëjëf Dame Babou ci jàngat bu leer boobu loolu sax moom moo tëj lii di xibaaru marax wi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci topp bi ngeen di topp programme ITV ñu bàyyi leen ak Khalifa Diakhaté